Njoobeen Samba Njoobeen Samba Njoobeen Samba Njoobeen Samba Njoobeen SNK Crazy Record ay ma wuyul doomu yaay ma daar ba ay ma wuyul Samba Njoobeen ka jolof jolof bee pare bi nag muy Tay Fall yaakaar naa ne du kenn ku ne présenté di fii ndax yaakaar naa ne xam ngeen ni gone la gu juddoo ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi jàngee fii tekkee fii fekk fi baax fekk ko fi muy ànd ak le ministre Samba Ndiobène Ka di liggéey ak moom nekk son attaché de cabinet gone nag su yàlla dimbalee ngay liggéeyandoo nit ba am mbooloog ni mu toll ak ni nit ñëpp def ñu tànn la ci kilifa gi ngeen di liggéeyandoo tànn la ci wóolu la ci teg la ci wetam ngay liggéeyandoo ak moom muy attaché de cabinet loolu du lu gratuit du lu yomb kon Tay Fall dan lay ñaanal yàlla na la yàlla lafal cat diggante yow ak sa diggante ak ministre Samba Ndiobène Ka Tay Fall nag li tax mu neex ni mooy tournoi ku ci nekk xam na ne nit ñi buñ ko daan organiser dañuy pare rek daal ne xaaral ñu jox ki gagné lu mu defee am meew wala leneen mais moom biñ ko waxee daf ne bu sañoon lépp lu ñuy def ci ab final da koy def nit ñi wax ko ne ko li ñuy def ci ab final moom dafa métti mu ne lu métti comme wóolu nañ ko ba jox ko te nangu na ko te wóolu na ki muy ànd ak da koy def ñu ne ko nan ngay def mu ne danaa jënd ñaari jeu de maillot ki gagné ak kin gagné yëpp danaa leen jëndal maillot du ngeen tàcc loolu yemuñ ci loolu mu ne danaa leen jëndal ñaari bal ki gagné ak kin gagné yëpp yemuñ ci loolu mu ne danaa wut ab trophée ab coupe teg ko ci pour ki gagné coupe bi moom pour ki gagné la waaye yemut ci loolu dafa jël enveloppe bu fukki junni jox ko ki nga xamante ni moo gagné jël enveloppe bu juróomi junni jox ko kin gagné kon ku dem ba final rek am nga dara kon yaakaar naa ne Tay Fall moomu finalam bi bu ko neexoon mu yóbbu ko stade ndax nag loolu dong la gars yi di def ci final yóbbu ay jeu de maillot yóbbu ay ballon loolu lay nit di def ci ab final organisateur bi wax dëgg yàlla am loola da nga ci ñëw yow sooy jël kàddu mais dimbalee na organisateur yi juróomi junni ne leen pour que yu ndawaan yi ngeen di jënd ak yu sew sewaani bu leen ci am benn problème ndax sama final bëgguma kenn di ci pare di wuti bor wala muy am leneen lu muy lebi kon Taïf gàcce nga la am ci liñ bëgg a wax daal mooy final bi mënoon naa dem stade ndax nag yaakaar naa ne bi ñu ràññeek léegi mu bëgg a bëri ay at macha allah tarkal la yàlla na yàlla multiplier par 3 mais final bu ci yu ci bëri fekke nan ko mais final mënu fee weesu jënd ay maillot jënd ay bal wutab coupe jël enveloppe dimbalee ASC bi gagné ak bin gagné ak organisation en président ODCAV loolu la final mën a mel kon bu fekkente ne Tay Fall ànd na ak délégation bii yëpp moom mooy attaché de cabinet Samba Ndiobène Ka Pape Sara Ndiaye mii mooy chef de cabinet Samba Ndiobène Ka kii fu mu taxaw Samba Ndiobène taxaw na fa fu mu taxaw Samba Ndiobène taxaw na fa kon yaakaar naa ne seen tournoi bi lu ngeen doon ay xale kii Tay Fall respecté na ko parce que indi na vraiment cabinet Samba Ndiobène Ka bépp ñu ñëw taxaw ñii ñëpp nag yaakaar naa ne nañu bàyyi caméra bi ak appareil bi mu lim leen mais daal bëgg ñoo lim di juum wala ñuy fàtte te booy lim koo bàyyi yaa ko tooñ te it dajal yàlla doo nga ko moom mais daal ngeen xam ne ku xool délégation bii Tay Fall ànd ak ngeen xool leen xam ne ñii ñëpp ay kilifa lañ fii moom ala baadolo waaw ala àll finti aussi kon su yàlla dogalee mbooloo mu ni toll am dañuy gërëm nag wax dëgg yàlla am gone yii ñoom ën na ñii xalaat ba ne dañuy tudde Tay Fall bés bii ñu bëggoon nag ñoom ci seen jëmmi bopp am nañ ci kàddu ñoom ñu tudde Tay Fall waaye it yéen ñi finaalu ñu fekk leen fii am ngeen ci kàddu suñ paree ki ngeen ko tudde am na ci kàddu kon duñ def lenn lu dul woo ñi nga xamante ni tey moom moo organiser seen manifestation ñu ñëw taxaw fii kenn ci ñoom jël kàddu wax ni mu dunde bés bi ak mbégte mi mu ci am na waaw bismillahi rahmaani rahim avant tout alhamdulilahi rabbil alamin
gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur wax dëgg fa yàlla am lii defe naa ne lu ñu yàgg mébét la ci ki nga xamante ni moom moo di Tayib Fall parce que Tayib Fall sunu tey ñu def ko suñu parrain loolu defe naa initiative bu rafet la te ba pare j'espère que ni waa ASC Rail ñëpp ñu ngi koy rafetlu wax dëgg fa yàlla surtout bis bi nag ñu ngi ciy rendre hommage wax dëgg fa yàlla président ASC Daara muy Aline Diop. yàlla ko yàlla yërëm. amiin waaw wax dëgg fa yàlla Tayib dafa nekk ki nga xamante ni sunu grand la sunu lépp la waaw wax dëgg fa yàlla lekkut benn yoon bàyyi ñu naanut benn yoon bàyyi ñu. waaw te loolu tamit dañ koy rafetlu bu baax a baax wax dëgg fa yàlla man de sama mag la sama lépp la Tayib Fall jàmm ak salaam dong laa ko xamee depuis que muy kii ba nii yàlla def tey waaw te wax dëgg fa yàlla lii moom dañ koy rafetlu à chaque fois lii nag tournoi bi wax dëgg fa yàlla plus de 2 ans wala 3 ans maa ngi koy organisé mais wax dëgg fa yàlla sigil na ma ci sama bés te lii moom wax dëgg fa yàlla te lii moom dama ko rafetlu wax dëgg fa yàlla te alhamdulilahi rabbil alamin rek laa mën a wax te maa ngi jégalu ci kàddu bu fekkee dafa kii tamit. kàddu gi rafet na kon ñu woo coach wala président wala joueur wala capitaine waaye daal porte parole du jour ana kii moom yaakaar naa ne ku ko jox micro jox nga ko xaritam ah kon tarkalla macha allah lii doy na ndam jaratul ñu ciy wax dara yàlla lafal la cat yàlla dooli promotion yi rakk nga mais xarit nga sunu waxtaanu kat nga gaay nga wax dëgg yàlla am dañuy waxlante dañuy jëflante dañuy demalante dañuy fekkalante yàlla lafal la cat ku la jox lii rek jox na la sa xarit jox na la loo xam. ok bisimilah rahmaani rahim asalaamaaleykum ñi fi teew maa leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant alors di féliciter suñu frères yi nga xamante ni ñoom ñoo organiser fii tournoi ci raay bi donc mu nekk lu rafet équipe yi bari woon nañu équipe yi joué bari woon nañu yàlla dogal équipe yi lu muy bari tey Benfica ak jàmm ji ñoom ñoo qualifié loolu suñu borom moom moo ko def aussi moom moo ko dogal mais bokk nañu aussi ci meilleure équipe maanaam bokk nañ ci équipe yi nga xamante ni tey fii ci ginnaaw raay bi ñoom ñooy meilleure équipe parce que final du como moom moo fay dem mais avant tout d'abord dañuy féliciter suñu frère Tayib Fall ndax man maanaam dama ko bëgg parce que du question turam wala dara mais ñun lépp lu sant Fall dañu koy bëgg parce que ñun Cheikh Ibra Fall mooy suñu sëriñ donc waaw aussi yaakaar naa ne aussi suñu frère Pape Sara Ndiaye mii jeune daara yëpp xam nañu ko ñëpp xam nañu ko parce que nit ku bëgg sàmm njóobeen la te nit la koo xamante ne ni aussi jeunesse bi rek ñoom ñoo ko yor waaye voilà mais ñi ngi féliciter aussi délégation bi ànd ak Tayib Fall yëpp parce que nit amul lu dul bésam mais li ñu def dafa rafet parce que bu leen neexoon ñu ne Tayib Fall kat tournoi bi ñu ko tuddee tournoi ay booy la rek du ñu ànd ak moom su boobaa ñun aussi mënuñ ci dara mais soutenir nañu ko jàppale nañu ko gunge nañu ko parce que ñun ñii lii daf ñu bett li programme wu ñu ko woon sax parce que fii boo yëpp xalaatuñu woon sax affaire bi dina egg fii wala dina mel nii mais damay féliciter waa jàmm ji yëpp ñëpp laay féliciter aussi Ahmed coach Ahmed mii moom mooy coach équipe bi keroog bi booyee xalaatee ne DJ Def dañ ko bëgg a def président wu équipe bi moom moo ko accepté bu dul woon ak moom du am sama kër laa toog ñu ñëw ne ma jeunes yi li ñuy bari yow yaa ñu doy pour ki di war a nekk tey suñu président équipe te man awma dara yoruma dara mais bu leen neexoon duñu ko def confiance bi nga xamante ni tey moom la ñu am ci man amaana chaque jour bu ma amee téeméer dinaa ko bokk ak ñoom bu ma amee 200 bokk ak ñoom parce que du xaalis mooy ànd nit bu ngeen ànd wax ko dëgg te ngeen ànd ci ngor mais ñoom ñëpp samay xarit lañ fii ñoom ñëpp samay xarit lañ équipe bi nag maanaam waa daara la parce que fii koñ bu ci nekk am na tey ñaar ñu fa jógee wala ñett kon vraiment maa ngi leen di sant di wax ni yàlla na yàlla may leen ndam adduna lépp lu nit nekk gëm ko fii yéen ñi ñëpp tey mën ngeen a dem bay football équipe nationale bu mag bi waaw loolu li koy indi rek moom mooy gëm-gëm ak xam li nga war a def xam aussi yow yaay kan parce que ay xale ngeen aussi ay élèves ngeen bu leen topp aussi football bi rek bàyyi seen njàng chaque jour li ma leen doon wax moom laa leen wax parce que tamit football bi baax na de mais avenir bi aussi ci la bokk kon il faut ngeen góorgóorlu ci seen i njàng respecter aussi seen i parents bu entraînement jotee ñu dem entraînement bu jeexee après mu jeex loolu laa leen di conseil parce que samay frère ngeen samay rakk ngeen aussi Benfica suñu équipe la xam nga parce que ñoom la ñu war a football ak tey suñuy frère ñoom ñoo fa nekk mais en tout cas ñun yàlla nañ leen gagné ASC Jàmm ji yàlla na am ndam ci kaw Benfica donc
Fox mi ngi noonu DJ Fox maa ngi lay sant bu baax di nuyu aussi waa IDTV ñoom suñu frère lañu ak suñu frère bi nekk TFM parce que tamit comme man ci média laa nekk xam naa leen maa leen di ziar bu baax a baax Omar yàlla na yàlla mottali jaa ngeen jëf. merci beaucoup DJ Omar Info Matin TFM ak Baye Thiam IDTV jërë ngeen jëf kon kàddu gi dañ koy jël jébbal ko le chef de cabinet parce que parrain bi nee na dafa bëgg ñu jox chef de cabinet bi mu yëkkati ci ay kàddu waxtaan ak yéen gën leen a ñaax en tant que rak en tant que jarbaat en tant que frère. asalaamaaleykum ASC jàmm ji ñoo ngi yëkkati kàddu di leen nuyu bu baax a baax di leen nuyu nag ci turu le ministre Samba Ndiobène Ka ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale moom mi nga xam ne ñun ñi nekk fii yëpp gunge Tayib ak Tayib moom miy parrain du jour moom moo ñu bokk njaboote délégation bi ni ko Fox waxee dëgg la buñ ko nekkoon fii di lim dina jël temps bi yëpp ñu leen di jaajëfal bu baax di leen féliciter parce que buñ nee tournoi ci njalbeen ay équipe yu bari lañu woon tey bu ci ñaar desee dem final loolu rek ndam la ñoo ngi leen di féliciter ci parcours boobu ngeen am dañ fi dégg nag ay kàddu yoo xam ne daf ñoo neex ay kàddu yu am solo mooy kàddu yi nga xam ne seen président Dev yëkkati na ko ay kàddu yu kilifa dëgg la yëkkati jox na leen ay conseils par rapport ak football bi mais jox na leen ay conseils par rapport ak seen njàng ak taxaw bi ngeen xam ne war ngeen ko taxawoo parce que jeune ëllëg moom mooy doon mag mi nga xam ne réew mi ci la war a compter donc kàddu yi mu yëkkati teg ko seen kaw topp leen ko à la lettre boo leen ko toppee rëccu du ci am monsieur l'organisateur Tayib Fall amul sa fay parce que du xaalis moo tax nga tuddee ko du dayo moo tax nga tuddee ko du lenn moo tax nga tuddee ko mais cofeel ak yéene moo tax nga tuddee ko gis nga ci moom aussi ay qualité yoo xam ne tey ay qualité nit ku baax la qualité yooyu nag ñun ñi nga xam ne dañuy ànd ak moom mu nekk sunu rakk dañ koy confirmer parce que ñun ak moom chaque jour ñooy xëyandoo di wàccandoo nit ku baax la nit ku am yéene la pour koñam loo wax mu ne sama koñ loo wax mu ne sama koñ nit nekk na nit koo xam ne auprès de vous auprès de Samba Ndiobène Ka c'est un digne représentant de votre quartier mi ngi leen di xëyal mi ngi leen di gontal kon ku mel noonu boo leen ko amee seer biir koñ xam leen ne sac la ñaanal leen ko mu eggale niw yoon parce que loolu bu amee rek incha allah yéen doo leen ko rëccu final bi nag yàlla defar na ko ba pare yàlla na borom bi eggale ak jàmm kàddu yi ñu leen di yëkkati xam leen ne vous êtes des champions football leen ko ci ngor football ko ci dignité football ko aussi ci fulla ak fayda mais football leen ko aussi ci fair play parce que bis bi dafa war a nuru borom tey daal bu ñu lay wax borom nañ ko xool ci Samba Ndiobène Ka jàmm lay woote teraanga lay woote lu baax lay woote donc loolu lañ leen di sas di leen jaajëfal bu baax a baax au nom de toute la délégation bi nga xam ne tey moom moo accompagné sunu frère Tayib Fall chargé de mission au niveau du ministère du développement communautaire temps bi nag moom moo gàtt mënoon nañoo wax lu bari wax ci koñ bi wax ci responsable yu am solo yi nga xam ne tey bu ñu nee Samba Ndiobène ñoom ñëpp ñu jóg. parrain bi nag muy Tayib Fall yaakaar naa ne du kenn ku ne présenté ci fii ndax yaakaar naa ne xam ngeen ni gone la gu juddoo ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi jàngee fii tekkee fii fekk fi baax fekk ko fi muy ànd ak le ministre Samba Ndiobène Ka di liggéey ak moom nekk son attaché de cabinet gone nag su yàlla dimbalee ngay liggéeyandoo nit ba am mbooloog ni mu toll ak ni nit ñëpp def ñu tànn la ci kilifa gi ngeen di liggéeyandoog tànn la ci wóolu la ci teg la ci wetam ngay liggéeyandoog moom muy attaché de cabinet loolu du lu gratuit du lu yomb kon Tayib Fall dan lay ñaanal yàlla na la yàlla lafal cat yow ak sa diggante ak ministre Samba Ndiobène Ka Tayib Fall nag li tax mu neex ñu mooy tournoi ku ci nekk xam na ne nit ñi buñ ko daan organiser dañuy pare rek daal ne xaaral ñu jox ki gagné lu mu defee am meew wala leneen mais moom biñ ko waxee daf ne bu sañoon lépp lu ñuy def ci ab final da koy def nit ñi wax ko ne ko li ñuy def ci ab final moom dafa métti mu ne lu métti comme wóolu nañ ko ba jox ko te nangu na ko te wóolu na ki muy ànd ak da koy def
ñu ne ko nan ngay def mu ne danaa jënd ñaari jeu de maillot ki gagné ak kin gagné yëpp danaa leen jëndal maillot du ngeen tàcc loolu. yemuñ ci loolu mu ne danaa leen jëndal ñaari bal ki gagné ak kin gagné yëpp yemuñ ci loolu mu ne danaa wut ab trophée ab coupe teg ko ci pour ki gagné coupe bi moom pour ki gagné la waaye yemuñ ci loolu dafa jël enveloppe bu fukki junni jox ko ki nga xamante ni moo gagné jël enveloppe bu juróomi junni jox ko kin gagné kon ku dem ba final rek am nga dara kon yaakaar naa ne Taïb Fall moomu finalam bi bu ko neexoon mu yóbbu ko stade ndax nag loolu dong la gars yi di def ci final yóbbu ay jeu de maillot yóbbu ay ballon loolu lay nit di def ci ab final organisateur bi wax dëgg yàllaam loola da nga ci ñëw yow sooy jël kàddu mais dimbalee na organisateur yi juróomi junni ne leen pour que yu ndaw ndawaan yi ngeen di jënd ak yu sew sewaani bu leen ci am benn problème ndax sama final bëgguma kenn di ci pare di wuti bor wala muy am leneen lu muy lebi kon Taïb gàcce nga la am ci liñ bëgg a wax daal mooy final bi mënoon naa dem stade ndax nag yaakaar naa ne bi ñu ràññeek léegi mu bëgg a bëri ay at macha allah tarkal la yàlla na yàlla multiplier par 3 mais final bu ci yu ci bëri fekke nan ko mais final mënu fee weesu jënd ay maillot jënd ay bal wutab coupe jël enveloppe dimbalee ASC bi gagné ak bin gagné ak organisation en président ODCAV loolu la final mën a mel kon bu fekkente ne Taïb Fall ànd na ak délégation bii yëpp moom mooy attaché de cabinet Samba Ndiobène Ka Pape Sara Ndiaye mii mooy chef de cabinet Samba Ndiobène Ka kii fu mu taxaw Samba Ndiobène taxaw na fa fu mu taxaw Samba Ndiobène taxaw na fa kon yaakaar naa ne seen tournoi bi lu ngeen doon ay xale kii Taïb Fall respecté na ko parce que indi na vraiment cabinet Samba Ndiobène Ka bépp ñu ñëw taxaw ñii ñëpp nag yaakaar naa ne nañu bàyyi caméra bi ak appareil bi mu lim leen mais daal bëgg ñoo lim di juum wala ñuy fàtte te booy lim koo bàyyi yaa ko tooñ te it dajal yàlla doo nga ko moom mais daal ngeen xam ne ku xool délégation bii Taïb Fall ànd ak ngeen xool leen xam ne ñii ñëpp ay kilifa lañ fii moom ala baadolo waaw ala àll finti aussi kon su yàlla dogalee mbooloo mu ni toll am dañuy gërëm nag wax dëgg yàlla am gone yii ñoom ën na ñii xalaat ba ne dañuy tudde Taïb Fall bés bii ñu bëggoon nag ñoom ci seen jëmmi bopp am nañ ci kàddu ñoom ñu tudde Taïb Fall waaye it yéen ñiy finaalu ñu fekk leen fii am ngeen ci kàddu suñ paree ki ngeen ko tudde am na ci kàddu kon duñ def lenn lu dul woo ñi nga xamante ni tey moom moo organiser seen manifestation ñu ñëw taxaw fii kenn ci ñoom jël kàddu wax ni mu dundee bés bi ak mbégte mi mu ci am na waaw bismillahi rahmaani rahim avant tout alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur wax dëgg fa yàlla am lii defe naa ne lu ñu yàgg mébét la ci ki nga xamante ni moom moo di Taïb Fall parce que Taïb Fall sunu tey ñu def ko suñu parrain loolu defe naa initiative bu rafet la te ba pare j'espère que ni waa ASC Rail ñëpp ñu ngi koy rafetlu wax dëgg fa yàlla surtout bis bi nag ñu ngi ciy rendre hommage wax dëgg fa yàlla président ASC Daara muy Aline Diop. yàlla ko yàlla yërëm. amiin waaw wax dëgg fa yàlla am Taïb dafa nekk ki nga xamante ni sunu grand la sunu lépp la waaw wax dëgg fa yàlla am lekkut benn yoon bàyyi ñu naanut benn yoon bàyyi ñu. te loolu tamit dañ koy rafetlu bu baax a baax wax dëgg fa yàlla man de sama mag la sama lépp la Taïb Fall jàmm ak salaam dong laa ko xamee depuis que muy kii ba nii yàlla def tey waaw te wax dëgg fa yàlla am lii moom dañ koy rafetlu à chaque fois lii nag tournoi bi wax dëgg fa yàlla am plus de 2 ans wala 3 ans maa ngi koy organisé mais wax dëgg fa yàlla am sigil na ma ci sama bés te lii moom wax dëgg fa yàlla te lii moom dama ko rafetlu wax dëgg fa yàlla am te alhamdulilahi rabbil alamin rek laa mën a wax te maa ngi jégalu ci kàddu bu fekkee dafa kii tamit. kàddu gi rafet na kon ñu woo coach wala président wala joueur wala capitaine waaye daal porte parole du jour ana kii moom yaakaar naa ne ku ko jox micro jox nga ko xaritam ah kon
taarkalla macha allah lii doy na ndam jaratul ñu ciy wax dara yàlla lafal la cat yàlla dolli promotion yi rakk nga mais xarit nga sunu waxtaanu kat nga kaay nga wax dëgg yàlla dañuy waxlante dañuy jëflante dañuy demalante dañuy fekkalante yàlla lafal la cat ku la jox lii rek jox na la sa xarit jox na la loo xam. ok bisimilah rahmaani rahim asalaamaaleykum ñi fi teew maa leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant alors di féliciter suñu frères yi nga xamante ni ñoom ñoo organiser fii tournoi ci raay bi donc mu nekk lu rafet équipe yi bari woon nañu équipe yi joué bari woon nañu yàlla dogal équipe yi lu muy bari tey Benfica ak jàmm ji ñoom ñoo qualifié loolu suñu borom moom moo ko def aussi moom moo ko dogal mais bokk nañu aussi ci meilleure équipe maanaam bokk nañ ci équipe yi nga xamante ni tey fii ci ginnaaw raay bi ñoom ñooy meilleure équipe parce que final du como moom moo fay dem mais avant tout d'abord dañuy féliciter suñu frère Taïb Fall ndax man maanaam dama ko bëgg parce que du question turam wala dara mais ñun lépp lu sant Fall dañu koy bëgg parce que ñun Cheikh Ibra Fall mooy suñu sëriñ donc waaw aussi yaakaar naa ne aussi suñu frère Pape Sara Ndiaye mii jeune daara yëpp xam nañu ko ñëpp xam nañu ko parce que nit ku bëgg sàmm njóobeen la te nit la koo xamante ne ni aussi jeunesse bi rek ñoom ñoo ko yor waaye voilà mais ñi ngi féliciter aussi délégation bi ànd ak Taïb Fall yëpp parce que nit amul lu dul bésam mais li ñu def dafa rafet parce que bu leen neexoon ñu ne ah Taïb Fall kat tournoi bi ñu ko tuddee tournoi ay booy la rek du ñu ànd ak moom su boobaa ñun aussi mënuñ ci dara mais soutenir nañu ko jàppale nañu ko gunge nañu ko parce que ñun ñii lii daf ñu bett li programme wu ñu ko woon sax parce que fii boo yëpp xalaatuñu woon sax affaire bi dina egg fii wala dina mel nii mais damay féliciter waa jàmm ji yëpp ñëpp laay féliciter aussi Ahmed coach Ahmed mii moom mooy coach équipe bi keroog bi booyee xalaatee ne DJ Dev dañ ko bëgg a def président wu équipe bi moom moo ko accepté bu dul woon ak moom du am sama kër laa toog ñu ñëw ne ma jeunes yi li ñuy bari yow yaa ñu doy pour ki di war a nekk tey suñu président équipe te man awma dara yoruma dara mais bu leen neexoon duñu ko def confiance bi nga xamante ni tey moom la ñu am ci man amaana chaque jour bu ma amee téeméer dinaa ko bokk ak ñoom bu ma amee 200 bokk ak ñoom parce que du xaalis mooy ànd nit bu ngeen ànd wax ko dëgg te ngeen ànd ci ngor mais ñoom ñëpp samay xarit lañ fii ñoom ñëpp samay xarit lañ équipe bi nag maanaam waa daara la parce que fii koñ bu ci nekk am na tey ñaar ñu fa jógee wala ñett kon vraiment maa ngi leen di sant di wax ni yàlla na yàlla may leen ndam adduna lépp lu nit nekk gëm ko fii yéen ñi ñëpp tey mën ngeen a dem bay football équipe nationale bu mag bi waaw loolu li koy indi rek moom mooy gëm-gëm ak xam li nga war a def xam aussi yow yaay kan parce que ay xale ngeen aussi ay élèves ngeen bu leen topp aussi football bi rek bàyyi seen njàng chaque jour li ma leen doon wax moom laa leen wax parce que tamit football bi baax na de mais avenir bi aussi ci la bokk kon il faut ngeen góorgóorlu ci seen i njàng respecter aussi seen i parents bu entraînement jotee ñu dem entraînement bu jeexee après mu jeex loolu laa leen di conseil parce que samay frère ngeen samay rakk ngeen aussi Benfica suñu équipe la xam nga parce que ñoom la ñu war a football ak tey suñuy frère ñoom ñoo fa nekk mais en tout cas ñun yàlla nañ leen gagné ay see jàmm ji yàlla na am ndam ci kaw Benfica donc coach mi ngi noonu DJ Fox maa ngi lay sant bu baax di nuyu aussi waa IDTV ñoom suñuy frère lañu ak suñu frère bi nekk TFM parce que tamit comme man ci média laa nekk xam naa leen maa leen di ziar bu baax a baax Omar yàlla na yàlla mottali jaa ngeen jëf. merci beaucoup DJ Omar Info Matin TFM ak Baye Thiam IDTV jërë ngeen jëf kon kàddu gi dañ koy jël jébbal ko le chef de cabinet parce que parrain bi nee na dafa bëgg ñu jox chef de cabinet bi mu yëkkati ci ay kàddu waxtaan ak yéen gën leen a ñaax en tant que rak en tant que jarbaat en tant que frère. asalaamaaleykum ASC jàmm ji ñoo ngi yëkkati kàddu di leen nuyu bu baax a baax di leen nuyu nag ci turu le ministre Samba Ndiobène Ka ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale moom mi nga xam ne ñun ñi nekk fii yëpp gunge Taïb ak Taïb moom miy parrain du jour moom moo ñu bokk njaboote délégation bi ni ko Fox waxee dëgg la buñ ko nekkoon fii di lim dina jël temps bi yëpp ñu leen di jaajëfal bu baax di leen féliciter parce que buñ nee tournoi ci njalbeen ay équipe yu bari lañu woon tey bu ci ñaar desee dem final loolu rek ndam la ñoo ngi leen di féliciter ci parcours boobu ngeen am dañ fi dégg nag ay kàddu yoo xam ne daf ñoo neex ay kàddu yu am solo mooy kàddu yi nga xam ne seen président Dev yëkkati na ko ay kàddu yu kilifa dëgg la yëkkati
jox na leen ay conseils par rapport ak football bi mais jox na leen ay conseils par rapport ak seen njàng ak taxaw bi ngeen xam ne war ngeen ko taxawoo parce que jeune ëllëg moom mooy doon mag mi nga xam ne réew mi ci la war a compter donc kàddu yi mu yëkkati teg ko seen kaw topp leen ko à la lettre boo leen ko toppee rëccu du ci am monsieur l'organisateur tey Fall amul sa fay parce que du xaalis moo tax nga tuddee ko du dayo moo tax nga tuddee ko du lenn moo tax nga tuddee ko mais cofeel ak yéene moo tax nga tuddee ko gis nga ci moom aussi ay qualité yoo xam ne tey ay qualité nit ku baax la qualité yooyu nag ñun ñi nga xam ne dañuy ànd ak moom mu nekk suñu rakk dañ koy confirmer parce que ñun ak moom chaque jour ñooy xëyandoo di wàccandoo nit ku baax la nit ku am yéene la pour koñam loo wax mu ne sama koñ loo wax mu ne sama koñ nit nekk na nit koo xam ne auprès de vous auprès de Samba Ndiobène Ka c'est un digne représentant de votre quartier mi ngi leen di xëyal mi ngi leen di gontal kon ku mel noonu boo leen ko amee seer biir koñ xam leen ne sac la ñaanal leen ko mu eggale niw yoon parce que loolu bu amee rek incha allah yéen doo leen ko rëccu final bi nag yàlla defar na ko ba pare yàlla na borom bi eggale ak jàmm kàddu yi ñu leen di yëkkati xam leen ne vous êtes des champions football leen ko ci ngor football ko ci dignité football ko aussi ci fulla ak fayda mais football leen ko aussi ci fair play parce que bis bi dafa war a nuru borom tey daal bu ñu lay wax borom nañ ko xool ci Samba Ndiobène Ka jàmm lay woote teraanga lay woote lu baax lay woote donc loolu lañ leen di sas di leen jaajëfal bu baax a baax au nom de toute la délégation bi nga xam ne tey moom moo accompagné sunu frère Taïb Fall chargé de mission au niveau du ministère du développement communautaire temps bi nag moom moo gàtt mënoon nañoo wax lu bari wax ci koñ bi wax ci responsable yu am solo yi nga xam ne tey buñ nee Samba Ndiobène ñoom ñëpp ñu jóg. Taïb Fall koñ bi ameel nga leen jukkal ndax lii yombut baax di ko jox cër ñëpp di ko yaru di ab tab di asi gor vraiment li ko seesee waxee dafa rafet torop fu nit ñi tooge taxawal seen koñ nga toog taxawal sa koñ loolu laa gëm man gëw ma complexé mais jàmbaar nga baax nga nangoo liggéey boole ci am jom kàddu yaa ngi noonu waxal Fall Ndiaga. aouzu billahi min asheytaani rajim asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi nag le chef de cabinet bi nga xam ne bii yàlla dogal na tey ñi fi ànd moom moo leen jiite mooy chef de délégation bi ak ñi mu ànd ak ñëpp di gërëm aussi les organisateurs ñi nga xam ne ñoo organisé bés bi di leen sant bu baax di leen gërëm comme ni ko seesee waxee tout à l'heure amaana bu doon am la bu doon kilifa la wala bu doon daya la duñ ma ko jox waaye xëy na dañoo am ci man yéene boobu ñu am ci man nag yàlla na leen ko yàlla fay yàlla fulal leen ko ay jàmm yu bëri li nekk ci seen kanam mu nekk lu baax lu rafet incha allah leneen aussi li ma ciy teg mooy à l'endroit de mes frères mooy ASC jàmm ji peut-être nag wax nañ ci lu bëri ci yéen man lenn laa leen di dénk mooy football fola da ko wax foo wax fair play football dafa ànd ak victoire ak défaite tey nag yaakaar naa yéen ak seen frères yi football yéen ay frères ngeen football nag défaite mënut a ñàkk li mu leen di ñaan mooy ngeen dem football ko ci jàmm ak salaam ku gagné mu xam ne kooku moo gagné ku perte mu xam ne tey dafa waroon perte loolu laa leen di dénk beneen bi nga xam ne bi ci ëpp solo bi muy mujjee mooy je remercie le ministre Samba Ndiobène Ka mi nga xam ne tey bu lii sottee yàlla ak moom a tax amaana bu doon tey rek la ak mbuboom bii lii mën na bañ a sotti maa ngi koy gërëm di ko sant et di ko wax li muy def ci jeunesse bi ñu ngi koy gis te yaakaar naa ni bis dana ñëw ñu fay ko incha allah loolu laa doon teewee li may wax et di remercier bu baax ñëpp incha allah merci beaucoup. merci maa leen di gërëm merci. vous êtes très reconnaissant merci beaucoup Baye Thiam IDTV kon ñu dem rek ci waa Benfica balkat man nag sama bët bi ay footballkat rek la ñuy xool waaye gis naa ci footballkat de mbaa yaay capitaine bi barka Rasulullah asalaamualeykum waa Benfica waaw leen góor nuyu nañ leen ku ci nekk ci turam ak santam di leen jaajëfal di leen wax ne rek tey li ñu tax a ñëw fii bi ñu ñëwee fii ci yéen am nañ ci contentement bu mat
parce que gis nga ab feet ku ko rafetal ku ci nekk ku la fa fekk war na laa wax jaajëf mais nag seen tur rafet na seen li ngeen sañ sa rafet na xaw ma nag bu ngeen demee fële lan ngeen di solaat waaye daal lii ngeen sol ak nii ngeen ko sole rafet na kon ci biir loolu yàlla dogal na tey la parrain moo fi ñëwoon muy Taïb Fall mi nga xamante ne nii ñoom ënn ñii ñoom moom lan taamu ba tuddee ko li nga xamante ne mooy final bi tey bi biñ ko tuddee final bi li tax ma bëgg yéen ñii ngeen déglu ko war koo delloo njukkal mooy la mu wax bërki démb wax ko bërkaati démb dafa rafet gone ya ma gis ñuy football foofu ay gone lan yu ma respecté ay gone lan yu ma jox cër ay gone yu ma am yaakaar ci ñoom fii ci seen ginnaaw la leen Taïb Fall seede loolu mu ne da leen a respecté gëm leen am ci yéen yaakaar ñu ne moo tax lii final yi ñuy def stade nan koy defe noonu lay defe final bi ma ne ko Taïb lii ab tournoi dong la teñ ko def affaire nii rek mu ne ma duma ko def ma ne ko nan nga koy defee kon mu ne ma danaa jënd ñaari jeu de maillot jox ko vainqueur ak vaincu kun gagné dana am jeu de maillot ku gagné dana am jeu de maillot mu ne day jënd ñaari bal teg ko ci ku gagné am bal kun gagné nga am bal mu ne day jënd coupe teg ko ci ku gagné am coupe kun gagné doo am dara bi ma ko waxee loolu ma ne ko Taïb loolu ab final doy na mu ne yéemuma ci damay jël enveloppe 50 000 francs teg ko ci ku gagné yaa ko moom même kin gagné yëmut ak moom foofu génn waat enveloppe 25 000 francs ne kin gagné moom moo ko moom ah waaye wax leen merci bu fort yaakaar naa ne loolu tey waaw may ma soo ma jël waaw ñii ñoo mën ñu ma ne en tout cas wallaahi ma ne en tout cas sunu xol yi sedd nañ parce que au moins jëmm yii nu fi gis yu ci bëri xam nañ leen ndax nag ñun ak yéen la ci dëkk bi ñun gone ku mën a football ràññee nañ la ku mënta football it maandu nañ ci yow mais ku mën a football ràññee nañ la kon lii ah ñu woo organisateur yi ma ne dégg ngeen li parrain bi wax nee na yëkkati waat na une enveloppe de 25 000 francs dimbalee ko organisateur yi loolu nag doon loo xamante ni dafa rafet trop Taïb Fall nag bi muy ñëw ku ci nekk xam na ne mooy chargé de mission Samba Ndiobène Ka ñu tuddee ko final mu rëy ci moom trop mu rafetlu ko lool boole lu mu am ak lu mu mënut ànd ak leader am ñëw fi kii mooy chef de cabinet Samba Ndiobène Ka muy Pape Saara Ndiaye kon fu mu taxaw Samba Ndiobène taxaw na fa kee ca ginnaaw xanaa kenn du leen ko wax président ODCAV département de Linguère lu fi équipe moo ko jiit ku fi nekk ci suspension moom nga xalaat ku fi nekk ci leneen it moom nga yaakaar kon bu ngeen paree ngeen waxtaan ak moom rek ñi ci nekk ci yenn yi ñu jël kàddu gi rek jox ko kan mooy porte parole kii yomb naa wax ci moom ndaw la ne yéen xam naa ne dafa amul jot ndax fa muy nekk fële di fa yëngu waaye kon nit lii ngeen di def moom lay def te xam ngeen loolu ñu jox ko kàddu gi rek mu jël kàddoom. waaw salaamaaleykum nuyu naa leen yéen ñëpp nuyu parrain bi nuyu tamit délégation bi franchement parler parce que kontaan nañu trop wax dëgg yàlla kontaan nañu lii nii rek dafa rafet parce que nit moom amul lu dul ay rakkam amul lu dul ay ndawam parce que Taïb moom sunu grand frère la wax dëgg yàlla te grand frère tamit bu baax la moom gis nañ ci moom ay qualité yi nga xam ne wax dëgg yàlla buñ ko doon wax sax mën naa am fii nii la ñuy yendu fii nii la ñuy fanaan en fait.
waaw mais li ci gën a am solo gën ci rafet tamit mooy seet si bii ngeen ñu seet si ñun tamit ñu ñëw ànd ak respect dalal leen di leen rassurer tamit aussi na leen ni ngeen ñu fekkee ni ñu toogee ni calme ni ànd ak respect bu ñu yeggee teere noonu la ñuy ñëwee ak ambiance nag ak doole ju bëri mais tamit ak respect parce que mën nañu wax ne ndaw moom respect mooy lépp parce que ndaw moom bu amee respect rek man ndax mag ñi dañuy wax ne xale bu setee loxo rek day mën a bokk ak ay mag ndab te yaakaar naa ne loolu noonu am na fii nii ñii nag suñuy rakk lañ aussi mais teewul ne ñun buñ gisoon leneen si ñoom tamit amaana ñun duñ fi taxaw mais yàlla def na ñoom wax dëgg yàlla dañoo neex a ànd ak boo ñu fekkee ñu nekk doo xam kii moo mag wala kii moo mag kon nag yéen gàcce ngalaama wax dëgg yàlla di leen ñaanal nag bu ñu yeggee comme li ñu fi waxtaan rek ak li ngeen doon wone chaque jour respect boobu noonu moom mooy continuer di law ñu ñaan yàlla mu ànd ak ñun ñu dem si jàmm gañe si jàmm ak salaam di leen remercier aussi. merci beaucoup kàddu gi rafet na kon duñ def lenn lu dul rek jël kàddu gi jox ko le chef de cabinet Pape Sara Ndiaye moom it il a un mot à dire mu wax ko ci Pape Sara vous avez la parole. waaw jërëjëf Fox nuyu naa leen di leen wax ne dama leen di ñaan kàddu gi ñu jox ko sunu frère Cheikh Mbacké Niang Cheikh Mbacké Niang xam ngeen ko bu baax xam ngeen lu mu représenté ci sport fii ci Jolof mën na wax ci Samba Ndiobène mën na aussi wax ci son frère Taïb Fall donc monsieur le président. waaw merci beaucoup Cissé donc asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp ñu fi teew kenn ku nekk si turam ak santam di tàmbale d'abord di remercier le chef de cabinet Pape Sara Ndiaye si peut-être confiance bi mu am si man parce que jàpp naa ne aussi moom kese su waxoon rek doy na sëkk ak barke mu yóbbaale ñu géew mais xëy na si mbaaxam ak si bëgg mbir mi yaatu moo tax peut-être mu jox ñu teraanga boobu loolu moo tax aussi dañ koy nangu jéem koo jéeme matal ko et comme ni nga ko waxee aussi kaddu gi dañ koy tënk rek si ñetti fànn bi si njëkk d'abord si panel bi lañ koy wax bi si des ñu wax ko à l'endroit du ministre et d'autres collaborateurs Samba Ndiobène Ka bi si des mu jëm si yéen jeunes yi nga xam ne yéen football final bi si sama jeune frère Taïb Fall dañuy def rek témoignage lu ñu xam si moom parce que ndaw la ñoo bokk dëkk bi mais ku jox cër doomu aadama la ku yaru la ku respecté ay magam la ku dégg ndigal la ku social la ñëpp la seqal jàmm ak salaam moom ñang la sant man moom Fall la sant man ñang laa sant mais foo ñu fekk day mel ne man ay morom lañu kon tey loolu aussi ñoo ngi lay ñaax nga gën a góorgóorlu si loolu parce que loolu moo am solo dans la vie donc gone bu ànd ak ay magam dafa leen di jox cër dafay respecté ay magam kon loolu vraiment ñoo ngi la si góorgóorlu nga ñaaxaat si nga góorgóorluwaat beneen témoignage bi ñu bëgg a def si le ministre Samba Ndiobène Ka surtout à l'endroit de la jeunesse mooy surtout volet bi nga xam ne mooy le volet sportif jàpp naa ne tey suñ doon wax li Samba Ndiobène def si dans le domaine du sport ba suba duñ pare mais peut-être dafa am rek lu ñu si jukki tuuti rek baaxee leen ko ñu partagé ko parce que peut-être yéen ay ndaw ngeen yéen a ngi yëngu si sport xëy na feek ay fan wala feek ay weer da ngeen dugg si mun lu ñuy wax nawetaan et mouvement boobu aussi ñun yàlla def dañ ko jiite pendant des années yàlla def aussi ñun du nekk collaborateur Samba Ndiobène def si loo xam ne fu ñu dem dañ koy tiitaroo ba au niveau national fu ñu dem nit ñi dañuy wax ni li Samba Ndiobène def si nawetaan au niveau de Daara amul benn leader politique bu koy def pendant des années chaque année bu nawetaan waa ñuy ubbi ASC yi dañuy toog seen kër rek man maa ko defal l'estimation ne ko pour ASC yi li ñu soxla pour ñu fubal nawetaan lii la assurance réaffiliation licence vignette bordereau ma ne ko temps la day xëy suba rek def xaalis ci enveloppe ne ma am ASC yi duñ ci def dara yamul mënoon naa yem foofu de ni doy na mais avant nawetaan yi commencé mu convoqué l'ensemble des ASC des deux zones A et B équipement complet la leen di jox maillot culotte bas blouson daaw sax yokk na si ay loisirs ak ay ballon kon jàpp naa ne loolu ku koy def pour sa jeunesse mooy dafa fonk jeunesse xam na ni jeunesse lu am doole si am réew kon am na ku ko wax léegi
kon ñun dañu ñaan yàlla li ñu Samba Ndiobène lebal à la jeunesse de Daara yàlla nañu yàlla may xel bañ mën koo fay loolu parce que jàpp naa ne lebal nañu te suñ ko fayee jàpp naa ne du ko réccu fi may tëjee nag mooy Pape Sarr wax na ko léegi final c'est une fête ñaata équipe la ñoo bokkoon si tournoi bi yu bëri lañu woon ñëpp seen ba ñu commencé ñëpp dañu woon suñu objectif mooy jouer la finale mais yàlla def na ni yéen ñaar Benfica ak jàmm ji ñoom la yàlla def ñuy jouer finale bi kon finale amul pertement fête la parce que boo xasee dem finale rek gagné nga quelque chose d'ailleurs léegi bi foog si di wax récompense yi jàpp naa ne différence bëriwul te li ma wax gars yi rek finale comme fête la dafa am loo xam ne daf siy am parce que football moom boo xasee ba wootee ku nekkee ñëw tey am na benn borom oto boo xam ne mi ngi jaar jóge Dakar wala jóge Matam day jaar terrain ba gisu football mu ne xaar ma dem seetaan match ba day taxaw otoom Matam la dëkk mais la muy jàpp su match ba tasee mooy l'image muy retenir mooy ba na final ba demee après bu yóbbu Matam loolu yóbbu Matam kon ñu góorgóorlu ba buy demee ëllëg mu ne mais man dem naa fekk benn final raay mais wax dëgg yàlla moo fekk rafet na trop fair play moo fa am sportivité moo fa am yar moo fa am discipline moo fa am fi ñu li si des ñu koy tëjee mooy si léegi bi dañu dégg léegi si cérémonie bi ñu ne dañuy si rendre hommage à l'ancien président de l'ASC Daara yàlla moom ko fan yi ñu génn muy Aliou Waly Diop Dieye yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljanna kon nag comme dañ si rendre hommage koo xam ne yàlla daf ko moom dafa am comportement bu ñu war a yore final il est vrai que fête la mais suñ mënoon a football final bi te du am tëgg tama du am yenn yi danga rafet lool mais nag musuñoo dégg nag tey ñu ne da ngeen rendre hommage Aliou Diop ba pare ngeen dem sa final ba ngeen tëgg ay tama ku ko dégg dana wax ne kan loolu yanul maanaa loolu kon en tant que votre grand frère conseil la bu ñu wax ne ñu leen koy ñaan su ngeen ko mënee teg su ngeen teg ko suuf ngeen football ko si jàmm ak salaam que le meilleur gagne en tout cas je souhaite que ça se termine dans la plus grande sportivité et que suñu pare ñun ñëpp ñu ànd ñibbi si jàmm ak salaam maa ngi sant leen merci beaucoup président merci beaucoup président merci beaucoup CC teraanga ku ko am doo nga koy joxe ñu ngi lay jaajëfal kon ñu jox kàddu gi le parrain du jour muy Taïb Fall kàddu gaa ngi noonu fii kenn dootu la fi présenté fii nga juddoo fii nga bokk le chef de cabinet wax sànq foo nekk Ndakaaru ku la wax nga wax waxi ginnaaw raay bi lu la nit wax nga wax waxi ginnaaw raay bi dëggal sa bopp gëm fa nga bokk di ci góorgóorlu la nga mën kon kàddu gaa ngi noonu xoolal nu mu la neexe nga séddalee ko koo jox koo kay jël. merci Fox salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di rafetlu bés bi di féliciter d'abord les organisateurs ñi nga xam ne nit ñi yàlla def na tey man lañ tuddee bés bi di nuyu sama rakk yi ñi nga xam ne ku nekk ci ñoom xam naa ko ñi fi nekk ñëpp xam naa ci kenn ku nekk samay rakk lan et ça fait l'occasion sax ma wax ko ndax dama gis ñu yore benn kii seen banderole bi mu def non à la violence li nga xam ne man dama koy inciter kàddu yi nag du bëri ndax dama am ku ma koy jébbal sama mag sama xarit ba yàlla def tey mu nekk sama kilifa muy làbb mi toog taxaw moom mooy wax ci sama tur et du ñàkk nag ma sànni ci tuuti kàddu jëmale ko ci le ministre Samba Ndiobène Ka mi nga xam ne bi yàlla def na tey mooy sama kilifa et Olof Njaay nag am na lu muy wax nee na feccum liir bu neexee day jaatee ca wagg ya et loolu nag wax dëgg yàlla ñu ngi ciy félicité bu baax bés bi tey bu amee bu taxawee yàlla ak moom a tax et ñu ngi ko ciy félicité et di leen ñaan yéen aussi jeunes yi fi nekk ngeen jàppale ko te xam ne ku bëgg dëkk bi la ku bëgg jeunesse bi la parce que ci yéen la ci loolu lay dox suba ak ngoon merci beaucoup di jox sama mag frère Lab mu wax ci sama kàddu quoi merci beaucoup. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen sant di rafetlu li ngeen jël ngeen tuddee ko sama rakk Taïb Fall te mu nekk ko ci biir quartier bi te liggéey fii liggéey bu rafet wax dëgg yàlla liñ ko joxuñ ko rek mu yemale ko ci boppam ndax lu mu am mu ngi koy bokk ak waa quartier bi ñun ñëpp xamante nañ ci quartier bi lañ dëkk mu ngi fi nekk di liggéeyal Samba Ndiobène guddeeg bëccëg nit nag deful lu dul bëgg boppam ndax yéen bu ngeen jëlee tey ngeen tuddee Taïb Fall ab final def ngeen lu rafet maa ngi koy rafetlu bu baax ndax Taïb Fall nekk na xale boo xam bu yaru te ku nekk jox na ko ci ram
respecté na xale yi respecté na mag ñi kon nag def ngeen lu rafet kàddu gi mënul bari yàgg ndaxte affaire bi dafa xat maa ngi rafetlu daal ci li ngeen def maa ngi koy rafetlu bu baax a baax di leen sant di leen gërëm wasalaam